Mouhamed alayhi salaatu wa salaam ñoo ngi leen di nuyu yéen ñëpp ñi nga xam ne yéen a ngi suivre si Pikine Biz ñoo ngi lay jaajëfal madame la maire di leen fàttali nag yéen a ngi ànd ak sister number one suñu invité tey nag du jour nekk madame la maire Maguette Dia dëkk Pikine Nord nekk doomu Pikine nekk responsable au sein même du parti APR. tey moom lañ dalal fii si émission li bi nga xam ne mooy am fii si Pikine kon nag mbégteeg bànneex lañ am rek di partager émission bi ak yéen suñu mbokk internet yi nga xam ne yéen a ngi suivre si Pikine Biz di leen kontaane bu baax. madame Maguette Dia ñoo ngi leen di salaamaaleykum. maaleykum salaam Ndeye Fatou ñu la koy wax soppe maa ngi lay nuyu bu baax di la ziar di la gërëm di la sant yaak Xaadim yaak Pikine Biz yëpp ci teewaay bi nga xam ne ni teew ngeen ko fii ci Pikine Nord ci Daara Khoudoss quartier Daara Khoudoss donc maa ngi nuyu waa quartier Daara Khoudoss di nuyu responsable yi nekk Pikine Nord yëpp APR yëpp coalition Benno Bokk Yaakaar yëpp responsable politique yëpp nekk ci biir commune bi nuyu en même temps responsable yi nekk ci département bi yëpp man ci fa ma bokk muy mouvance présidentielle bi responsable yi fi nekk yëpp au niveau du département maa ngi leen di nuyu délégué de quartier yëpp yi nekk Pikine Nord ak ci département de Pikine yëpp di nuyu bépp autorité muy administrative muy politique muy religieuse ñëpp ba ci jàngu bi bàyyiwuma kenn sama mbokku chrétien yi ñëpp maa ngi leen di nuyu di leen ziar di nuyu nag waa Sénégal yëpp ndax buñ ne département de Pikine ne deuxième département après Dakar en termes de population n'est-ce pas donc mu doon banlieue bu mag moom ak Guédiawaye waaw nuyu waa région yëpp di nuyu waa Sénégal yëpp. ñooy suivre Pikine Biz bu ñu bëggee xam Maguette Dia mooy kan mooy Maguette Dia. waa dolli nag di nuyu di sant di gërëm ki nga xam ne ni mooy sunu secrétaire général du parti muy son excellence Macky Sall nekk président de la république ak soxnaam yëpp. waaw dolli aussi di nuyu site internet yi nekk ci biir département bi yëpp ndax ñoom ñëpp yàlla def na kenn ku ci ne peut-être mës nañoo seq bés. waaw donc ñoom ñëpp ñu ngi leen di gërëm di rafetlu aussi bon taxawaay bi ñu taxaw biir département de Pikine ak liggéey bu rafet bi ñuy def. léegi nag pour présenter sama bopp defe naa ne du yàgg du gudd ndax département de Pikine defe naa ne ñëpp xam nañ ñoo fi presque maa ngi nekk responsable politique APR comme ni nga ko waxee dëkk département bi mais en même temps di liggéey ministère de la santé nekk nag fi ñuy wax ne aéroport Blaise Diagne ci kii centre contrôle sanitaire bu fa nekk mooy ñëpp ñu yore wàllu santé bi foofu ci aéroport bi donc teg ci nekk bokk ci coalition Benno Bokk Yaakaar nekk nag chargé de communication des femmes responsable APR de Pikine Nord en même temps côté politique bi aussi nekk responsable départemental benn mouvement bu mag international ak national ak lépp muy Marème Réma nekk aussi secrétaire général benn réseau bu mag muy réseau Femmes Face au Développement secrétaire général adjointe réseau bi réseau bu mag boo xam ne dafay liggéey ci lépp luy wàllum développement des femmes dañuy liggéey ci formation dañuy liggéey ci transformation de produits n'est-ce pas ay fruits et légumes di liggéey ci restauration n'est-ce pas di liggéey ci financement des femmes donc d'ailleurs sax pour jox leen nouvelle bu neex bientôt dina am benn financement bu mag bu ñu dugal ci biir commune Pikine Nord destiné ko aux femmes de Pikine Nord mais aussi de en même temps duñ leen jox xaalis rek la ba leen ko bàyyi leen ñu dem dañ leen di defal ay formation yoo xam ne dina leen permettre ñu indi defar ay unité de production yoo xam ne lépp luñ ci bëgg a defar comme produits locaux dinañ ko ci mën a def unité boobu dinañ fexe ba chaque commune ci département de Pikine am unité te réseau boobu ñi nekk ci biir département bi yëpp am na ci ñoo xam ne ñi ngi ci yeneen gox ñi ngi ci biir réseau bi réseau bu yaatu la ba niveau national sax ba ay Saint-Louis ay Waalo fu ne am na ay membres Femmes Face au Développement mu nekk réseau bu mag bu am solo boo xam ne bëgg naa ëllëg ñëpp département bi yëpp xam ne réseau boobu pour nekk lu fi lu dul jigéen ñi loo am solo la aussi bu weesoo loolu ma bokk aussi ci cadre APR yi maanaam coordination des cadres du parti de l'APR
suñu coordonnateur nekk Abdoulaye Diouf Sarr nekk aussi membre ci cellule de communication Benno Bokk Yaakaar ñëpp xam nañ ko waaw loolu daal bu ma présentation bu succincte bu kii daal defe naa loolu mooy li ma mën a wax grosso modo ci rôle bi may joué ci biir département de Pikine. ñoo ngi lay jaajëfal bu baax madame la maire Maguette Dia li nga wax rafet na macha allah présentation moom yow moom yaa ngi naan présentation bu ndaw mais li ñu fi jot a dégg moom présentation mënu ko ëpp daal wax dëgg fa yàlla. kon ñu ngi lay gis yaa ngi yëngatu si côté wàllu santé yaa ngi yëngatu aussi tamit nekk actrice mën naa wax ne de développement mën nañu la noonu. yaa ngi yëngatu si politique bi tamit nga boole loolu yëpp na en tant que jigéen loolu diis si yow na nga mën a cumuler fonction yooyu. déedéet mënta diis si man xamalu tax. parce que man damaa de nit koo xam ne damay bëgg toujours di œuvrer pour le développement de la population pour seen yokkute te jigéen ñi xam nga jigéen ñi ci ëpp li président di wax ne dañu war a def politique ministère de la femme di ko def muy politique autonomisation des femmes ñun mën naa ne ci loolu lañ topp parce que lan la ñuy def femmes yi ñoo ëpp ci Sénégal te seetlu nañu femmes ñu ci bëri nekku ci yenn secteur d'activité yi bu dee nga xool fonction publique tey li fi am ci góor moo ëpp foofu ci instance de décision yi li fi am ci góor moo ëpp foofu ci yeneen domaine de compétence yoo xam ne bëri na yaatu na femmes yi ci góor ñi leen ëpp foofu te pourtant boo xoolee population jigéen ñoo ëpp donc dañu seetlu ne peut-être ci cadre maanaam autonomisation ak cadre encadrement ak gestion ak nu ñu war a taxawee seen bopp ak nu ñu war a mën a def ba am lu ñu jàpp foofu la affaire mbir mi desee lu bari donc loolu nag dafa baax aussi ñu di ci liggéey pour xool ni ñu defee promotion femmes yi économiquement parlant ci côté production femmes yi mën a nekk au devant bu ko defee développement bi ñu bëgg ñu mën ko am parce que boo xoolee secteur informel ñiy jaay jigéen ñee si ëpp ñiy dem marché di jënd ndugg di jaay jigéen ñi ñoom la ñiy dem di jënd jën di indi di jaay jigéen ñi la donc finalement jigéen ñi ñoo yor secteur yi mais pour ñu am maanaam yokkute bi ñu bëgg foofu la mbir mi xaw a taga tembe loolu tax man pour ma liggéey si loolu daf may doon loo xam ne daf may neex te dama ko mës a bëgg yàgg bëgg di accompagner femmes yi di accompagner jeunes yi parce que ñoom ñooy yore société bi en fait te ñooñu bés bu ñu amee lu ñu bëgg ci Sénégal am développement ci Sénégal day am développement parce que sans les femmes du mën a dox même ci cadre politique sans jigéen ñi du mën a dem donc il faut nga liggéey pour développer parce que politique du lenn lu dul nooy xoolee pour askan wi mën a am lu ñu bëgg ci loolu la ñuy dox suba ak ngoon guddeeg bëccëg waaw ak à part peut-être cadre santé bi nga xam ne nii ci laa nekk mooy sama liggéey mooy sama domaine à part loolu daal vraiment ci yokkute daal jigéen ñi surtout mais aussi góor ñi bokk nañ ci ndax aussi mën nga boole ñëpp boole jigéen ñi boole góor ñi parce que boo dimbalee jigéen ñi dimbali nga seeni borom kër kon dimbali nga góor ñi donc finalement loolu damay nekk si man plaisir diisul ci man daal mën naa ne diisul ci man parce que ci affaire association ci affaire mouvement ci affaire lépp luy développement daal man ci laa mës a yëngatu waaw te loolu dafa doon loo xam domaine boo xam ne nii peut-être daf may neex rek ma di si évoluer te yàqalu ma dara samay activité professionnelle. Merci beaucoup madame la maire ñoo ngi lay jaajëfal aussi ci réponse yi nga xam ne indi nga ko ci question yi la posé foofu mais man je me dis que est-ce que en tant que responsable bokk au sein même de l'APR est-ce que gisoo ne le gouvernement seen gouvernement bi laccu leen ci côté boobu jàppale jigéen ñi parce que tamit on se dit la vérité am na yenn jigéen ñu bëri ñoo xam dañuy jooy chaque fois dañuy dem ci banque yi dañuy am problème am financement jigéen ñi est-ce que laccu leen ci combat boobu côté boobu. non mënu ma wax ne dañu lajj ci combat parce que xam lu tax. parce que léegi jigéen ñi dañ leen dugal ci benn cadre formel mooy lan dañ leen di regrouper en groupement GIE groupement d'intérêt économique te groupement yooyu dafay doon ay groupement yu ndaw yoo xam ne nii ay 20 personnes 30 personnes maximum ñoo koy constituer léegi dañuy dem APIX ñu wut fa ay kayit xam nga bu njëkk pour nga am kayit da doon jafe parce que da ngay dem commissariat ñu defal la enquête parfois di nga toog ay 4 mois 6 mois doo jot sa récépissé léegi en 3 jours nga jot sa récépissé dem APIX ñu defaral la ko nga fay donc loolu déjà rek amélioration la ba pare ministère de la femme aussi mi ngi fi nekkal fi jigéen ba nga xam ne ni képp ku am groupement am nga droit dem foofu déposer fa ci direction de l'entrepreneuriat nga déposer fa say kayit
ñu traité ko ba nga xam ne ni boo soxlaa financement wala nga soxla maanaam matériel booy liggéeyee dañ la koy jox comprendre donc loolu pour man jàpp naa ne loolu am na lu bari lu mu yokk ci maanaam dundunu jigéen ñi te déjà même si Covid bi ba mu méttee ba métti président dafa génne ay fonds yoo xam ne daf ko jox groupement jigéen ñi destiné leen ko ci pour ñoom pour ñu mën a liggéey si financement yoo xam ne ni xaaj bi yëpp gratuit la yéen a ko moomal seen bopp kon donc loolu doonul loo xam ne ni man jàpp naa ne loolu nekk na échec au contraire peut-être aussi lu mat la ñëpp waaw xëy na ñenn ñi peut-être amuñu yenn information yi wala kenn accompagner wu leen seeni gox fa ñu nekk niñ leen war a accompagner ba loolu ñu moom ñu mën a bokk ci mbir yooyu mais defe naa ni loolu ay initiative lu ak yeneen yoo xam ne ni tey mënuñu ko fi wax yoo xam ne nii pour développement jigéen ñi la déjà mareyeurs yi nekk fële marché poisson jàppale nañ leen bu baax gouvernement bi jàppale na leen par rapport ak femmes yi fa nekk seen liggéey yi ñuy def ñu nekk ci marché Joola beeg ak ñeneen daal bëri nañ mënuma lim yëpp mais politique bi niñ ko tëralee ci biir gouvernement bi ba nga xam ne ni képp ku yore li jëm ci wàllu jigéen ñi ñi ngi organiser jigéen ñi di leen lebal xaalis di leen jàppale ba ñu xam ne nii la ñu bëgg seen domaine ba ñu nekk ñu mën cee yëngu bu baax ñu mën leen ko oyofalal kon pour man nag loolu jàpp ma ne échec la xëy na nag dina am lu bari loo xam ne ni war nañ ko xëy na yaatal wala ñu soppi ko wala ñu defar waaw loolu du si ñàkk parce que lépp mënta matale mais li ñu mën daal ñu ngi ko ciy def waaw. waaw li ngeen mën yéen a ngi ko si def parce que tamit je m'explique parce que tamit bu ñu fi toogee amaan na émission mënuñu taxaw peut-être ba ñëw tudd jigéen ñi parce que ay jigéen leen te am na yaakaar ne jigéen dañ ko war a jox wàll ba mu moomee te boo seetee yow yaa ngi nekk di politique au sein même de l'APR dëkk Pikine Nord nga gis ne jigéenu Pikine Nord presque mën naa wax ne tey jii boo defee micro-trottoir laaj dañ leen a laissé en rade si benn côté ndax ñoom ñoo ko nekkul samay kàddu yóbbante bi ma yóbbante rek ma jàkkaarloo il faut ma wax ko moo ko waxul bu ma fi jógee amaana na am jigéen ñi nga xam ne daañu ma mere je m'explique tey jii bu fekkee ne président Macky Sall moo nekk njiitu réew yéen ngeen bokk ak Macky Sall gouvernement nga nekk responsable au sein même de ce gouvernement ba pare ngeen gis ne peut-être que yeneen gox-goxaat yi jox leen jigéen yellaf ba ñu yelloo comme fii ba cité Pikine Nord yan gox-goxaat comme ay Thiaroye ay Djiddah Thiaroye yooyu lan lañ leen jox maison de la femme fii jigéen Pikine Nord amuñu ko madame la maire te tool dafa war a nekk seen combat en tant que ngeen nekk ay jigéen nekk ay responsable nekk Pikine Nord da ngay war a xeexal jigéen Pikine Nord ñu am au moins maison des femmes ba nga xam ne bu ñu amee lu leen naqari wala lu ñuy def danañ ko mën a dem defee foofu benn ñaari chose mooy yaa ngi mën naa ni yéen a ngi préparé ay financement pour jàppale jigéen ñi te financement mun naa wax ne laataa muy am orientation dafa war a am nit ki mën a xam fa muy dem am na si jigéen ñu bëri ñoo xam ne peut-être bëgg nañ ko leen financer comme yéen a ngi leen di jàppale mais orienté wul leen amuñu structure bu nga xam ne mën nañ fa dem ñu orienté leen dem leen fii ak fii loolu dañuy obligé rabattre dem si banque yi ñu tegal leen taux d'intérêt bu nga xam ne pour ñu fay ko dañuy jànkonteel problème loolu war na nekk combat sa combat yow madame la léegi nag sa question boobu neex na ma trop xam nga lu tax parce que dañoo toll foo xam ne nii nag jigéen ñi ñoo war a jël seen responsabilité xam nga yow wax nga ko nee nga commune bi amul maison de la femme mais kan mooy gérer commune bi góor a ko gérer nekk fi maire nekkati fi maire ñu jël ko jox ko suñu commune lan la fi investir loo xam ne ni dafa jëm ci population Pikine Nord gisuma ko fi waaw infrastructure bi tax ñuy wax gisuma ko fi looloo tax man boo fàttali ko am na benn émission mës naa ko fi def ci wax ne bu ñu fexee ba jigéen ñi jël mairie bi ndax man candidate laa à la mairie suñu fexee ba jigéen ñi jël mairie bi loolu yëpp day changer ndax lépp lu jigéen ñi soxla comme orientation bi ngay wax accompagnement encadrement bi ci war ak financement beeg lépp maison de la femme bi ñuy tabax fa lañ koy toogee fa lañ koy waxtaanee fa lañ koy defee am nañ fi Ecopen dëgg la jigéen ñi dinañ fa réunir di fa def la ñu war a defee waaye ñoom moomuñu ko ñoom kese dañ ko bokk ak ñeneen te loolu société civile peut-être ñoom ñoo koy gérer parce que ki fa nekk xëy na day liggéey ak ñëpp day liggéey ONG day liggéey ñëpp muy biraloo sama xarit la maa ngi koy nuyu au passage mais nag infrastructure bu toll noonu ci biir commune bi waxuma la commune bi sax waaye département de Pikine ak nu mu toll ak jigéen ñi niñ fi bëree tey jigéen ñi waruñu woon xoole ba loolu di bañ a am man nag ci sama combat man ci biir département bi loolu ci la bokk non seulement ñu am maison de la femme mais ñu am maison des jeunes parce que espace mi ngi fi ginnaaw arène bi yëpp espace la
te biñ fi nekkee ba tey 4 ans yi nga xam ne nii ki nga xam ne moo yor commune bi nekk na fi lan nga fi gis mu tabax ko comme infrastructure yow gis nga ko lan nga fi gis mu accompagner ko jigéen ñi gisoo ko mais man responsable APR laa yoruma instance de décision boo xam ne damay ñëw ériger fii dara. mais yéen a nekk au pouvoir madame la ñoo nekk au pouvoir. plaidoyer bi ñu ko war a def ñu ngi koy def saa su ne du deñ man ku ma xam-xam ne fu ma toog danaa waxal jigéen ñi. musuma toog te waxaluma jigéen ñi ci jigéen ñi ci laay dox ci laay wax. mais aussi ñi nga xam ne ñoo nekk ci kaw tey boo xoolee li tax loolu aussi manquement yooyu am ci biir département de Pikine ñaata commune la du 16 communes. ñaata maire la fi jigéen yor benn muy Tivaouane Diacksao bu Fatou Bintou Ndiaye amul beneen lu tax jigéen ñi duñ jël seen responsabilité fal seeni moromu jigéen yoo xam ne am nañ kattan am nañ mën-mën la ñu war a jooytu ñu jooytu ko boobaa kooku bu nekkee maire mën na leen ko defaral ne leen lii yéen a ko moom ndax jigéen la comme ñoom di dund li ñuy dund di am di bokk ak ñoom la ñuy problème yi nga xam ne moom la ñuy dund tey yow wax naa ne la réseau bi ñu am ñun duñu former nit ki rek wala ñu jox la xaalis rek nga la demal nga dem dañ lay jox xaalis mais dañ lay former te formation boobu jigéen ñi dañ ko soxlaa dañ lay former la ni ngay gérer sa xaalis former la ngay liggéey nga xam ne boo ci paree yéen ñëpp yéen a ci bokkoo tedd ci parce que nit ki aussi doo ko jox xaalis jox ko 200 000 wala 300 000 ne ko demal mu dem toggale ko ci këram ay ginaar bu fay jotee mu am problème non loolu la famille di def dañoo waxante dëgg famille loolu la ñuy def koo ci accompagner parce que dañ leen mayul opportunité boo xam ne dinañ leen toog taaj leen ne leen xaalis bi kat bu ngeen ko jëlee da ngeen ko defee nii defee leen ko nii defee leen ko nii mais ñun suñu réseau bi ñu yor ci loolu la ñuy yëngu te man ci réseau boobu laay mën a man amee sama influence boo xam ne dinaa waxtaan ak femmes yi ne leen lii ak lii mais bu weesoo loolu man mënu ma dem fi kaw ci kaw soo xam ne nii fa la ñuy décider ma toog fa pour décider pour jigéen bés bu ma yàlla mayee nag nit ñi wóolu ma am ci man kóolute ba jox ma ne ma leen nga yaa ngi ni doxalal bu boobaa ñoo xam ne doxal na ndax su boobaa su ma doxalu leen jigéen ñi dinañ xam ne man doxaluma jigéen ñi donc nañu jox jigéen ñi seeni responsabilité yi ñu yellool ñu jox leen ko ba mat ndax dañ ne jigéen baax na góor baax na te politique jigéen moo koy def yàgg nañu di fal ay góor defaluñu dara amaluñu benn njëriñ léegi nañ fal jigéen ñi ñu liggéey ngir yàlla loolu rek la du leneen man moom noonu laa ko gisee mbir mi waaw. ah mais jaajëf maa ñoo li jaajëful baax a baax madame la maire Maguette Dia di leen fàttali ne yéen a ngi nekk Pikine Biz ànd ak seen xarit seen doomu ndey gi ma ko waxee woon sànq rek Sister Number One tey nag suñu invité du jour nekk madame la maire Maguette Dia responsable mën naa wax ne au sein même du parti l'APR dëkk Pikine Nord ah dëkk doo nekk doomu Pikine am naa yaakaar ne tey vous allez suivre l'émission massivement yéen ñëpp da ngeen ko naa parce que tamit invité bu ñu toll moom moo toll nii c'est une grande dame merci beaucoup Maguette Dia ñu ngi lay gis ni mais yéen a yëngu ci tamit politique bi boo ma bëggee wax ne financement parce que yéen tamit dañ leen di sànni xeer côté boobu dañ leen ne bu ngeen fexe financement toujours rek du ngeen jox ñëpp da ngeen di jox waa parti ñi bokk au sein même de votre parti muy l'APR ngeen di financer loolu dëgg la wala nekkul dëgg man du samay kàddu tamit kàddu ay ñi nga xam ne ay jigéen yu dëkk Pikine Nord lañ ndax loolu dëgg la wala nekkul dëgg. ah man de financement da ngeen si jox ñoo xam ne bokk nañ si APR man moom sama bopp laa xam. man sama bopp laa xam mais en tant que responsable man nit du ñëw ne ma financement ma yor ko de may la du ma la financer parce que fii nga bokk wala fee nga bokk. man xooluma nit ki fu mu bokk xam nga lu tax parce que li may xool ci ginnaaw la mooy avant politique bi lan la ku jigéen ki li muy def ak li muy yëngatu bëgg ku ko ci jàppale ci loolu laay dox ay politique leneen la nit ku ne bu élection jotee yaay seet ki la neex nga ànd ak moom ndax man kat mënuma xëcc nit ki ne ko par force da ngay ànd ak man yàgg nañ di politique ci commune bi xam nañ ñi bokk ci yeneen parti xam nañ ñi fi bokk keneen bu jógoon ci yeneen parti ne la dama bëgg a liggéey may la liggéey bi nii laa koy doxalee su weer dee lii nga may fay boo ko nangoo ma jox la ko ndax liggéey la rek du leneen dafa mel ne nga nekk président de la république mais yow doo am xaja ak seen kii fa la bokk wala fee la bokk da nga koy def te yàlla tax nga def ko pour jàppale nit ki pour mën si am moom it lu mu fu mu jàpp mais dañoo weesu ñun dañoo weesu man bokk personnellement damaa weesu foo xam ne ni damay xool nit ki naa ko nii fii nga bokk wala bokkoo fii ndax loolu moom xew na ci jamono ji nit ki boo ko waxee sax bu demee feneen dina ko yeggee ñeneen te boobaa yow sa der di nga yàqu te loo bëgg ci politique bi mënoo koo am
ndax buñ nee diw nangam ak nangam lay def loolu amul sens donc nañ fexe jàppale nit ñi te yàlla tax jiital li ñuy wax li nga xam ne ni mooy politique de développement bi ñu bëgg a def buñ ko defee ba pare nag la des nag ca politique ba nit ki mooy seet ku ko doy mu ànd ak moom man loolu laa xam te musuma forcé nit ne ko àndal ak man waaw teewul man ñi nga xam ne nii sax ànduñu ak man ñooñu laa ëpp ay relation que ñi nga xam ne nii ànd nañu ak man ndax seq nañ jàmm ak salaam fu ñu romb dañuy kaf fooree ak ñu ma bokkal parti ak ñeneen ak ñeneen donc man awma différence ci nit ñi kii fii la bokk wala kii fii la bokk parce que xam nga lan laay jiital li ñu nekk département de Pikine bokk ko te bëgg nag département de Pikine avancé waaw département de Pikine fi mu toll nii dañu bëgg mu avancé xoolal li ñu am ci infrastructure new fi ci service administratif new fi sapeur pompier mairie ville la am xëy na peut-être na war a demeewul noonu war nañoo am sapeur pompier boo xam ne nii caserne lay doon entier boo xam ne nii comme ni yeneen kii am département yi am mu am ko nga xam ne tey bu dara amee ci marché yeeg yooyu am nañu ay marché yu mag ñu mën a déplacé wu bu lakk amee quelque part ñu mën a déplacé wu mais département de Pikine ngay gis préfecture ba ma nga fële Géejawaay lu tax loolu est-ce que ñun autorités yi nga xam ne ñooñu jiite est-ce que ñu ngi lijjanti pour loolu yëpp ñu defal ko Pikine département la dañu war a xam ne Pikine département la xëy na nag espace ba mu war a am xëy na manqué na mais du tee la ñu am ci disponibilité mais ñu fexe ba services sociaux de base yooyu ñu soxla nit askan wi soxla ko ñu installé ko fa commissariat am na fi c'est vrai ak yeneen mais ba tey des na war nañoo am leneen ak leneen parce que département de Pikine wax naa la ko sànq après Dakar Pikine la en terme de population donc am na lu bëri lu ñu manqué loo xam ne ni war na mën nañ ko yokk te loolu pour ñu yokk ko lan la décision politique la ak lu nit ñi mënti wax lu nit ñi mën a xeex cimetière bi bëkk de moo njaay coow li fa am dégg nga ko ñun ñëpp dégg nañ ko depuis 1950 cimetière bi nekk fi fees na mënuñu koo yaatal pour suñu néew yi mën cee tëdd lu tax loolu parce que problème bi yëpp dañoo jël espace bi yëpp def ko ay kër tabax ko nañu waxat dëgg jardin amu fi fu xale yi mën a foye amu fi fu xale yi mën a fubale amu fi espace vert fu xale yi mën a toog jardin public amu fi mais Pikine bu demee ba sori ba yàgg mais après kenn dootul noy fumier kese la oto yi di ñu bëgg a rey marché bi di ñu bëgg a rey occupation anarchique gauche droite mënuñu bale tali yi mënuñoo def dara nit ñi ci kaw tali bi la ñuy daw sareet di ci kaw tali bi la ñuy daw ñuy fel nit ñi xale yi bu ñuy jàngi da ngay ànd ak ñoom ba école ba parce que mënoo leen a bàyyi ñoom kese ci tali bi mais Pikine moo amatul espace te dañu dëkk nag bu amee dafa war a am espace fu nit ñi di fubalee fu nit ñi di explorer fu nit ñi di toog di fexlu moo am ay garab nit ñi di fexlu loolu dafa baax environnement dafa baax cadre de vie dafa baax boo demee biir Dakar foo dem ci communes yi am na espace fu nit mën a toog place de l'Indépendance am na espace nga dem fële ne le nuñ koy waxee Sacré-Cœur Mermoz am na espace bu gudd tali bi yëpp marché bi yëpp espace ay banc public lañ fa def dafa ay jardin nit ñi fa toog di fexlu Liberté 6 nga dem si 2 voies espace vert ci kaw digg tali bi mais Pikine ngay ñëw doo gis benn espace nit ñi ci kaw tali bi la ñuy dox mais à la fin après lu muy nuru doo dund quoi doo dund pour nga am féexlu sax il faut nit ñi dem jël oto dem Guédiawaye dem Malibu wala dem feneen. dogguma la yàlla bu la yàlla dog moo tax ma ne la ndax yéen bi dis yow en tant que jigéen parce que yaa ngi fiy wax lu nga xam ne tey jii bu la yàlla falal nga nekk diriger maire commune bu Pikine Nord amaana ne mën naa ne liggéey bi dina métti si yow parce que li nga fekk la loolu yow est-ce que yaa ngi koy sóoraale dina métti du métti dina métti parce que xëy na la nga ca war a def ci coono ak ci wax ba nit ñi xam ne lii dëgg la ci yow ñu jàppale xëy na dina jël temps mais aussi jar na ko man bu dee man de personnellement jaral na ma ko te du ma mës a noppi nag bu yóbboo nag nit ñi ban maa dégg mais dinaa ci wax te bépp occasion bu ma yàlla may pour mu wax ci dinaa ci wax plaidoyer bi ma ci war a def aussi ñi ma ci war a jàkkaarloo waxtaan ak ñoom ci loolu ma xam ne ñooñu xëy na peut-être yàlla may la leen loxo boo xam ne nii war nañ mën a jot foo xam ne man jotewu ma fa bu boobaa dinaa leen ko tegal ci table ji donc man lépp luy développement Pikine moo ma ñor du leneen waaw donc ma nekk maire rek ma ñàkk nekk maire rek laa si yemale fépp fu ma ko waree wax dinaa ko wax war nañ changer
war na am beneen image boo xam ne moom la ñuy jox département de Pikine waaw léegi nag bu weesoo loolu nag après ñu xool leneen ak leneen loo xam ne nii peut-être citoyens yi seen bopp parce que ñoom tam am nañ seen rôle bu ñu war a jouer ak responsabilité bu rëy ndax lépp luy jëm ci développement parce que am nañ ay nit yoo xam ne yëpp Pikine lañ dëkk mais ñu ngi bitim réew ñooñu mën nañ apporter dara mën nañ dolli ci li ñu am mën nañ indi parfois ñu dimbalee structure de santé yi jox leen matériel jox leen équipement wala ñu gis ay ndongo daara yu fi nekk ñu jàppale may leen ay matelas may leen ay lekk may leen dund may leen ay satala may leen lu maanaam lu ñuy jëfandikoo kenn ku ne war nga mën a def œuvre de bien xam nañ ko bienfaisance n'est-ce pas donc nga dem tey boo xoolee yenn région yi bu mel ne Matam lu mel ne Louga mais la fa nekk yëpp immigré yee ko fa def lu tax Pikine du ñu am loolu lu tax citoyen seen bopp ñu dëkk Pikine du ñu xool lu ñuy accompagner Pikine te kenn ku nekk am na loo mën a def loo xam ne mën nga participer ci développement Pikine mais Pikine dañuy toog rek buñ leen soxlaa mobilisation ñu yenu seeni carte dem ku ne ñu jox la t-shirt jox la 2000 francs nga dem lekk sa sandwich ñëw toog mais loolu du liggéey non man du ñu def loolu franchement man bëgguma loolu politique boobu sax man bëgguma ko boo seetee man politique boobu bëgguma ko man ma politique nit ñi ne ma ci lii la ñuy yëngu jeunes yi ne ci lii lañ bëgg a def man su ma amee sama moyen ma doole leen ci loolu moo ma gën a loolu ma def ko amul benn sens amul njëriñ de toute façon nit ñi kenn ku ne fi nga nekk mën nga faa bay sa waar bu élection jotee yaa yor sa carte nga dem xool fu la neex nga dugal ko fa boo yóbbee nit ñi tam fay leen c'est pas sûr que yow boo bëggee dara danañ la ko jox donc liggéey bi rek moo am solo parce que yow tamit ndaxante moo fi jeex ñëpp a muus léegi ndaxante daf fi jeex te war nañ xool nag beneen façon politique bu ñu war a mën a def loo xam ne dañuy servir nit ñi ci li nga xam ne ni mooy seen condition de vie mais pas kaay ma yóbbu la fii jox la 500000 wala 5000 francs loolu ku ko nangu sax yow yaa ko teg sa bopp c'est ça. merci beaucoup madame la maire kàddu yi rafet na ñoo ngi lay jaajëfal bu baax a baax aussi te mënuñu fay toog tamit ba émission bi di jeex xam naa li ngeen di seet sànq mun naa amaan na bëriwul ñu toog ba dem yow nga nekk politicien mën naa wax nekk aussi acteur santé nga ñu gis pandémie Covid 19 bi nga xam deuxième vague bi nga xam ne moo lëmbee suñu réew muy Sénégal ñuy wax varice britannique yow nga nekk responsable au sein même de AIBD yow loolu ban jàngat nga si am surtout nag Pikine Nord gi. non Pikine Nord moom vraiment macha allah ñu ngi sant yàlla liñ fi am si ay cas peut-être bëriwul bëriwul maîtriser wu ma nombre de cas yi exactement parce que buñ koy lim aussi dañuy lim ci côté département de Pikine mais li ma xam leer ba leer mooy peut-être amuñu ay cas yu bëri torop ba comme yenn zones yi niñ ko amee waaw Pikine parfois ay 1 nga fi dégg ay 2 ay ba 3 ba 4 ba 5 donc loolu aussi sant yàlla la bu baax loolu aussi wane ne waa Pikine aussi ñu ngi moytu feebar bi bu baax a baax yi nga respecté mesures barrières yi mais wax nga ko léegi amoon na première vague man nag première vague bi dama ci sentiroon benn engouement bu rëy parce que ñëpp a doon participer daal ci xeex bi boo gisee jeunes yi sol seeni t-shirt ñii waa Pikine jóg jëf sax defoon nañ fi seen mouvement bi dajaloo fi ku ne joxe cotiser ñu jënd masque jënd gel jënd yëpp distribuer ko pouvoir opposition def même chose ak ñeneen population bi dañu engagé woon bàjjenu gox yi relais yi ñëpp impliqué wu délégué de quartier bi ñëpp impliqué wu marché boo demee marché Zing installé woon nañ fa ci bunt yi Jara sax moo ko fa defoon ay bool ay lavage système de lavage yoo xam ne ñu dañoo rax suñuy tëj marché bi yenn heure bi di ko ubbi yeneen heure bi ba léegi sax xëy na loolu mi ngi am yenn heure yi ñu tëj ko mais engouement bi population bi amoon moom lañ gisul ci deuxième vague te wax nañ ne deuxième vague buñ ko bàyyee mu dem nii muy demee nii kaay di yokk nii war na mën a romb sax première vague bi ni meloon ñaanuñu ko yàlla am na sax ay médecins yu dem ay spécialistes yu dem banaan troisième vague dina am donc loolu war na tiital ñëpp parce que aussi Covid li mu yàq dafa bëri économiquement parlant tourisme bi doxatul aéroport ba fa demee avion yi niñ daan wàccee bëri demeetul noonu presque donc pays yu bëri yu nekk Europe tëj nañ seeni frontière presque nit ñi voyagé tuñu donc loolu mu doon ay perte yu rëy pour état bi ak restaurateurs yi ñi ngi jooy barki Demba Ndiaye lañ la dégg artistes yi ñi ngi toog liggéeyuñu
artisan yi même chose kazalika parce que doo gisati xaalis boo joxee pour maanaam faj sa soxla donc loolu mu doon lu rëy loo xam ne nii bu ñu toppee nii kaay di yokk nit ñi def ñu ci attention même bu yàggee pour nga am loo dundee sax day jafe donc dañu war a xool système boo xam ne nii nit ñi war nañ mën a respecter affaire yi wane na ne du policier mooy ñëw taxaw prép nga doog a jël sa masque takk ko non amul sens man damay romb nit ñi ku ci sol sa masque wàcce ko ba fii mais loolu amul sens parce que yow gisoo policier moo tax nga di ko def boo gisee policier nga daa takk sa masque alors que yow da nga war a respecter liñ la wax parce que yow sa bopp nga war a aar du policier bi moo lay aarloo sa bopp yow yaa war a aar sa bopp même boo gisul police nee nañ la booy génn sa kër takkal sa masque nga dugg ci oto bi nga yegg sa masque nga indi ko ba ci say bakkan la ca suuf wàcc ba fii ndax loolu moo lay protéger mais da ngay gis ni takk jënd masque am bu 100 francs mais fii la ko yemale ci put bi amul sens loolu mën na la protéger donc nañuy respecter mesure barrière di ko defee niñ ko waxee loolu day tax cas yi wàññeeku cas communautaire yi wàññeeku bu ko defee ku ne nekkaat ca la nga nekkoon mais bu dee dañ naan corona bi teewuñu dem suñu soxla teewuñu liggéey te ay nit ñi di am ay cas chaque jour ñuy lem affaire bi di gën a yokk mais nit ñi après fan lañ jëm te du état bi rek moo war a mën a dox mbir mi du acteur de santé yi rek ñoo ko war a def parce que ñoom sonn nañu dee nañu tay nañu fi ñu nekk di fa liggéey cas yi bu yokkoo ñii ñëw duñu xam fu ñu leen di def respirateur du demeewul noonu donc nit ñi walaay war a suuli ñoom ñoo war a am conscience seen bopp ne ñun ñoo war a xeex feebar pour mu jóge fi donc nañu respecter mesures yi yàlla mën ñu jàppale mais aussi engagement ba amoon daal man gisatuma ko nit ñi dañu relâché wu donc comme dañu relâché wu affaire yi di monter rek ñu toog rek di xoole